def daa rafet wàcc na mbaajaan teeral Louga jàmm neex na Moustapha Diop Moustapha Diop Moustapha Diop Moustapha Diop Louga loo déglu leen ma way seen maire bi Bassirou Diop ay sa baay Moustapha Diop si dara kay baayam tànk ak mu dugg jàppale ñaanay baayam waaye Moustapha Diop si dara kay sa maam Ablaye Ka mooy sa maam maa ngi nuyu ñëpp di leen kontaane bu baax a baax. suñu dajee rek mbégte lay doon tey ñu ñëw fii ci ndeykan kii waa ndeykan ana mo sax ndeykan may nañ ko loxo bu baax a baax a baax. jërëjëf ndeykan xale bu yaru baax lool wax dëgg yàlla nekk koo xam ne ku am engagement la itam ñu ngi lay jaajëfal bu baax nga woote soo wootee nii la ma mel mbooloo mi ñëw nañ say xarit fekk si nañ la nga nekk montagne sud nag di yëngu ci lu mel nii lu am solo waaye itam ku yàlla baaxal ñoo fekk si la koo xam ne yaakaar naa ne am mbaaxam kenn doonu ko nattable am diine am lislaam jubóo ki bokkam baax lool tabe am diine macha allah am engagement bu mag fonk loolu la ministre Moustapha Diop muy Mountaga Ba Mountaga ñu ngi lay nuyu le grand coordinateur Mountaga Ba coordinateur montagne sud ñoo ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax ci sa pas-pas fa tabarakallah wu li nga dénk man nga ko macha allah yàlla mi la ci jàppale yow it nga nangu cee sabablu ba li nga ci am yëpp tey nga am ko ci kon ñu ngi lay sant di la jaajëfal bu baax ci liggéey bi ngay liggéey le ministre Moustapha Diop de kontaan na ci yow de xolam sedd na lool ci yow waaye nag wéetoo ci li ngay liggéey ndax saa su ne yaa ngi ànd ak say jegeñaal ñi nga xam ni yéen a bokk li ngeen di liggéey yéen a ko doxalee dañuy yëgoo ñi nga xam tey ñoo yor coordination yi les coordinateurs yi nga xamante ni si tey liggéey bu rafet nañu am su kon yaakaar naa ne ñoom it boo àndee ñoom war nañu leen a représenté tey nag mu daje itam programme bu mag boo xam ne itam dañ ciy sargal le chef de cabinet ki nga xam ne tey mooy ànd ak le ministre Moustapha Diop te nax ko muy Djibi Diallo tàccu leen baax Djibi Diallo Djibi daa mat a sargal nag wax dëgg yàlla ci liggéey bi muy def ci Louga di ko def ci koñam fonk loolu ay nitam mën ay nitam kenn la bu ca kanamee naa la àll bàyyi tama nga yëngal ci Djibi mënta ñàkk waaye nag Mountaga maa ngi koy wax léegi mu ànd ak une très forte délégation ànd ak les coordinateurs doyen Bamba Ndaw Bamba maa ngi lay nuyu baax a baax a baax. kontaan naa ci yéen de Fallou nag ma décoré ñu le tëggkat sabar yi mu ànd ak xaritam koo xam ni moom it kenn la ci montagne muy Souleymane Jules Diop macha allah di kenn Souleymane Jules Diop li nga gëne sa waay booy sangu doogu summi muy mbaax ku baax la mayaan demal loxo Souleymane
jërëjëf Diop ànd itam ak kan Pape Fall le grand coordinateur mooy Pape Fall jàmbaar la de grand Pape Fall liggéeykat doole li ma sabare ci Pape Fall rafet na yéen sama waay ñoo far tama ju ndaw jooju heureusement ba du màgg màggam jeex na waaye tama jooju bu màggoon réew mi toj yàlla xam moom fi yemal ay atam maa ragal tama ju ndaw ànd ay batam ki nga xam ne mooy ba tey gën a bàcc ci lii ku baax ñu koy nuyu moom waaye itam délégation bi nga xam ne ñoo fi représenté le chef de cabinet Djibi Diallo Thian Dieng macha allah ànd ak Aïssatou Diagne ànd itam ak Gana sama lago maa ne Gana wañ Gana bu ca kanamee da nga ñëw yow itam incha allah dafa mel ne timis bëgg a jot xanaa sax Babou responsable des femmes lay nuyu bu baax a baax a baax duy nuyu ñoom xuri ñoom ñëpp maa leen di nuyu bu baax a baax a baax sama yaay ju baax ji toog maa ngi koy nuyu bu baax ah alaaji kii du sa yaay sama yaay la non léegi bu ma fekkente ne mooy sa yaay da ngay fecc ma gis fecca yóbbu leen alaaji yóbbu leen ko yëngul yëngul merci alaaji merci alaaji kon ñu continuer présentation yi rek waaye itam di nuyu Vadila Fall Vadila di kenn ci parti bi di kenn ci le ministre maire Moustapha Diop mi ngi ni toog tàccu leen Vadila baax baax macha allah Adja Takko Tall ma nga nële baax lool di responsable bu mag a mag Takko maa ngi lay nuyu di la ziare Takko di nuyu sama compagne Nabou maa lay nuyu yow itam baax a baax a baax di la ziare day jox sa wàccuwaay ah jeena ba jeena sama compagne la jeena ba maa ngi lay nuyu bu baax a baax mais itam mu ànd takk leen la jeena ba ñu tamit kay très bien mu ànd nag ak toute la jeunesse Tagaba ñi nga xam ni vraiment donc jeunesse bi dañoo nekk si wetam di ko jàppale maa ngi gis Souleymane ma nga di toog Souleymane Diop ah ñu ngi ne lay ànd ak sama rakk yële
kii moo gën ci man barka Sëriñ Baara koor gu jot moom jox ma suukar koor sama sëkk maa ngi ko këram fekk ko. merci. barka yéen ci bi. jërëjëf waaw maa la wax loolu. merci tëgg daa metti xam naa di leen ci booleel ay vitamine C ngeen di naan. su ma demee boo xamee na ma am. ah macha allah jërëjëf. xanaa weer moom. dëgg la. xanaa li lu ko. bi ñuy wax ñu baax ñi ci la ku ñu gën a baax macha allah ex muy docteur Thioro Ndiaye Jong ngeen tàccul ma ko. macha allah lu ñu wax ci moom du doy ndax mbaax baax nag dafa mënta weesu mbaax waaye kon ñu teg ci leneen docteur ñu ngi lay dalal ñu ngi kontaan ci yow jamono yëpp ñu ngi yow ñooy ànd vraiment ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax soo ñu gisee soo ñu gisul yëpp suñu xel ci yow ñu ngi lay kontaanee bu baax di la dalal jàmm fii ci montagne sud ci kër Ndeye Kane Dieye mi nga xam ne moom itam vraiment responsable la di jàmbaar waaye nga dend ak sa rak Mountaga Ba le coordonnateur de montagne sud di jàmbaar lool di ko baax di sa rak sa xarit waaye na nga ànd ak Aji Mbaye sama xarit sama goro Aji maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax kon ñu jox kàddu Fama Diop xanaa ñu mën a gàttal rek Fama Diop suñu paree ñu jox Binta incha allah aja Fama Diop. asalaamaaleykum yan mbokk jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen masawu coono tey nag suñu xol sedd na guyu ndax xam nga lu tax maanaam Ndeye Kane day xale bu set loxo macha allah nekk ci koñ bii nag jiital nu mat ku nekk yaayam nekk ay magam Ndeye Kane ne day yëkkati lal basam keroog bu mu ko waxee ma ne ko ndey mu ne ma basang ngi dama koy lal mu tagaataal moo ma koy lalal ma ne ko ànd ngaa ku am jom ku bëgg lu baax mi mu tagaataal mi te ku ne xam na ne tàkkataal mi di ma xool xam na ne yàgg naa ci Moustapha Diop Souleymane du nuyu sama jigéen yi nekk ci koñ bi yëpp xam ne ni ñëpp ñun ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax suñu mënee tey nit kenn mënu ko luyee ay chaise nag mën nañ leen luyee waaye nag ñoom ñoo baax ñun bu ñu baaxee ñoom ñoo baax ñoom ñu am confiance jël lu toll ni kees dénk ko ay jigéen ñoom rek ñoo baax nuyu leen ma sama jigéen ñi nekk ci koñ bi te seetluwuñu yëruñu yërluwuñu ñun suñu koñ bi ñun ñëpp benn lañu amuñu ngiroo amuñu ngaayoo lépp lu ñuy wax dañ koy waxee fi ñu ko war a waxee suñu paree ñu daal di jóge dem ñibbi suñu ko nekk suñu ne activité bu activité politique amee ñun ñëpp ñooy àndandoo jóg xàccandoo dóorandoo kon nag man sama jigéen ñii sama koñ bii ñoom laay remercier parce que bu ñu mënee dara yàlla ak ñoom a tax su ma delloo foofu nag di nuyu sama coordinateur Thierno Mountaga Ba mi nga xamante ne nii Djibi Diallo Moustapha de mosuñu ko gis Djibi Diallo gis nañ ko benn yoon kër Mountaga waaye nag suñu xamee Djibi jëmi Mountaga mi moom moo tax suñu xamee Adja Thioro Ndiaye Jong jëmi Djibi mii moo tax Souleymane moom sama jëkkër la sama xarit la di nuyu monsieur Sidibé di nuyu see Bathily di nuyu Diena Ba Dia mi nga xamante ni dafa nekk su koñ bi ànd ak suñu coordinateur de liggéey bu set ànd ak Souleymane ànd ak kii ni mu tudd ci Obey Fall ànd ak vieux Amadou vieux Diop mi nga xamante ne ñoom suñuy càmmiñ ni suñu jëkkër la nag dañoo ñëw si koñ bi sëy bi fekk suñu ay maam ñu jëkkër di àndandoo ñu àndandoo ak ñu di liggéeyandoo ak ñu Souleymane Mees sama doom la papam ak sama borom ko ñoo bokk benn ndey muy doom ju neex a jur nag doom joo xamante ne nii la respecté ay ndeyam respecté ñëpp nag encore une fois di waxaat suñu coordinateur bi ñu ngi lay sant di la gërëm montagne gi dañ suñu montagne la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi liñ daan def école 1B bu soobee yàlla moom la ñuy defaat dinañ ko gagné massivement amul benn problème. la may dem tey
waaw waaw man ci politique bii ma dugg tey lu baax rek laa ciy def digalaate lu baax waxaate lu baax ku xuloo ma jubale la def leen nii def leen naa def leen nee dégg nga man ci basangu ndey kenn gii dama ci jóge da ñëw lal ba basang fii ci paaleen ci ñi ma bokkal baay de même famille ñëpp faal ki ñu nekk benn waaw kon nag ndey kenn mënuma koo fay maa ngi koy gërëm ndax fa ma ko teggoon ba léegi de ma nga fa toog maa ko booleeg Ceerno jiital ko tette ko won ko yoon wi yaayam te tamit de di ko gore ni ko su ef bàyyee nga bàyyi kon nag yaayam awma payam moom lay ñaanal yal na ko yàlla may mu gudd fan yàlla na fekke lépp waaw yàlla na gudd fan Ceerno Mountaga mi tamit di sama doom jeyuma ko dama koy wax dëgg dama koy wax dëgg tàkkotaal mais sama xarita sama doomu ndeye de mënuma ko fay ñoom xasana ñi de sama doomu ndey ji de mënuma leen fay de ñoom ñëpp damay jublu ci kenn ci Coro Njaay jong mi mooy social soo feebaree mu faj la de soo ñàkkee mu jox la leete kenn du ko yëg baax di def lu baax de di wax lu baax de nekk sama goro nag waaw nekk sama goro ñu bëgg ko muy ku baax de politique bi nag kii li ma leen ciy ñaan mooy booloo leen nekk benn tàggaloo bi day yàq dem fii day yàq boole leen yëpp nekk benn su ngeen bëggee Moustapha Diop am dara kon ñii duñu nekk fii ñii dañu nekk fii ñëpp dañuy nekk benn di dóorandoo di yëkkateendoo de kenn du siis kenn ñu bokk lépp di liggéey man nag sama wax du ci sori ndey kenn mii mënumaa fay yaayam mënuma ko fay ndax yaayam a ne ko de bés bu ef bàyyee politique bi nga bàyyi politique waaw yaayam da ku baax la yaayam da ku gore la ndax xam na ni ndey kenn maa ko dugal ci politique bi waaw nit ñi nag da nga leen di xool y a beaucoup de déchets pour la ku am fayda la dara ñoru ko lenn ñoru ko lu ministre Moustapha Diop waaw di ko ñaanal nag di ñaan yàlla may ñu incha allah le 22 avril incha allah école 1 et école Marbat ñu dóor ko à 100% le 22 janvier di gërëm nag sama yaay yi toog mënumaa wax te gërëmuma leen muy tànn bu Diop ak tànday ami di gërëm Awa Ndiaye aaj di gërëm Jaara Thiam maa ngi lay gërëm sànq waxal nga ma fi lu baax maa ngi kontaan ci yow waaw di gërëm nag délégation bi àndoon ak Mountaga muy coordinateur yi mënuma seen tur yéen ñëpp nag damay jéggalu ngeen baax parce que Thier moo tax ñun tey ñu doon liñ doon daanaka doonuñu dara sax waaye moo tax ñu ñeme parce que Thier nag moo ñu jël engagé ñu boole ñu ci boppam jël ay responsable ak ay responsabilité di ñu ko jox daf ñuy woo muy tàng muy taw ñuy dem naan dem leen dugg fii dem leen dugg fii dem leen dugg fii ba démb moo ci mujj grâce à Thierno Mountaga ma ciy remercier encore sama mbokk jeunesse bi Fama Souleymane ak Vieux Diop mention spéciale à vous parce que nag yéen a ngi liggéey te naxu leen Thierno Mountaga parce que bu ñu Thier woowee ñun yéen woote suñ biir nga ne Thier leen nañ dem fii nañ dem fii nañ dem fii te dañuy ànd dox ko wax ko def ko dugg ci jigéen. boo demee santé man maa ngi dëkk quartier périphérique Médina Salam tey boo fa demee fekk nga fa poste de santé dernière génération moom moo ko fa def nga dem Touba Seras même chose kon Moustapha Diop tey jàppale ko dafa yomb parce que bilan am dafa leer ñëpp teg ci seen bët. li waral bés bi encore mooy sunu jigéen bii di ndey kend mu war a ñëw tey di toj basangam loolu day wan effectivement politique de développement bi nga xam ne bii monsieur le maire daf koy instauré au niveau. bismillahi rahmaani rahim
maa ngi nuyu kenn ku ne si turam ak santam di nuyu aussi délégation bi monsieur Laxbous Diakhaté àndal fan yële passé jeunesse bi daa am lu ma yónni woon pour ñu waroon def benn waxtaan bi ñu waree def waxtaan boobu depuis lors jot ma na defal compte rendu monsieur Laxbous Diakhaté mii daf ma woo wax lu rafet ban bàyyi woon loolu man la samedi bi ma demee jàkkaarloog ministre daf ni ma carrément monsieur Laxbous wax na ma lépp gis naa lépp yéen jeunesse montagne dinaa leen jàppale comme il faut message boobu dañu woon damay bàyyi ba ndeykan di laal besen ma profité pour waxaale ko feneen bi leneen li may waxaat rek mooy démb dafa am lu ma doon seeraan sama téléphone gis benn waay boo xam ni dafa ni moom ministre maire jàppalewul kenn ci dëkk bi joxul benn jeune emploi pour man kooku dafa deful ay recherche wala dafa xamul li xew pour joxe benn information bu ndaw rek ni ko su fekkee dafa bëgg a xam ni ministre joxe na emploi wala joxewul emploi na dem poste jege na ko poste bi ngi fii jege na ko na dem laajte wala mu dem LONASE wala mu dem ASPIT wala la semaine passée rek la jël 19 jeunes defal leen contrat direct ministre de la santé fa leen ko signé information yi ñoo ngi fi pour man nag nit su fekkee da ngay def li naan diffamation war nga xool bu baax ba xam li ngay wax xam li ngay def comme nag ñi dañuy dem jëlu may guddal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp monsieur Laxbous nag ministre am na lu ma wax dafa ni ma lu leen mettre wax leen ko monsieur Laxbous mi dana ko def boobu ba léegi wax ma ko Thierno Mountaga mii te noonu damay bàyyi ban jàkkaarloo ñun ñëpp ban toogaat ma wax ko si mbooloo mi ñu xam ne soo ko deful ñu xam ne yow mii la loolu la ministre wax te wax naa la ko fii maa ngi leen sant di leen gërëm. Souleymane jërëjëf merci ñu jox kàddu Mame Say orateur na par 2 minutes rek 2 minutes képp maa ngi nuyu ñi ñëpp nuyu nañ leen acca Mame Say. maa bëggoon ñu lal basañ bi fii jàppale seen doom di Thier di seen dëkkandoo di seen lépp man ko Thierno de waxuma la lal basañ waaye jàppale Moustapha Diop mais moom bu bëggoon mairie sax daf koy yomb waaw parce que Thier dafa nekk doomu Louga ba pare bokk ci njàmbur neex ñëpp bëgg ko kon bu ko bëggee da yomb tamit dafay mbokk ma ne ko dinaa ko jàppale nag aw ma jot nag di campagne di dem fu ne ñu bëri xàmmeewuñ ma parce que sama génn bariwul waaye nee naa ko Ndeye maa ngi sa ginnaaw Ndeye mii ngeen gis nii tey mooy dem mooy dikk mais Ndeye ñi ànd ak moom dafa am doole dafa bari macha allah te du ngistal nag te ñun dañu nekk nit koo xam ne duñu tricher bi ma ko waxee ma ne ko Ndeye loolu naa ci ànd ndax xale bu sa loxo set nga te xale bu loxoom setee mën na ànd ak ki magam man léegi kon nag dinañ la jàppale ànd ak ñun ñi ak suñuy doom ak suñu rek yi nekk ci quartier bi ñun ñëpp dinañ ànd ak yow jàppale la pour suñu koñ bi jëm kanam. waaw d'accord mais nag biñ defee noonu ba pare nag léegi nag ñun dañu lal suñu basan ñun jigéen bokk jom bëggante soppante di bëgg lu baax ci suñu bopp waaw parce que nee naa tabaski bii kenn du sonal sa jëkkër ci jasinaire wala golden bi xew parce que ku nekk tey bi nga teppee xam nga ni danga ñafe te nit ki nee na ñàkk jariñu te ndimbal na sa fekk loxoy borom Moustapha nag bëgg nañ ko ñu ngi soog a dugg ci politique bi nee naa bébé lañ dañuy raam te xale buy raam bëgg na ku ko tettee parce que moo koy may doole moo koy jàppale ba tax dañu bëgg sunu ndeyken mii ak sunu Thierno mi gën leen a jàppale bu baax ci campagne bi gën leen a may doole waaw parce que nag nañ waxante dëgg dooni bëgg naa ñi ngi def te gisoo man dama nekk nit koo xamante ni ku may àndal duma la jey parce que farine laa benn lay tooy mais li may tooyal damay amal njariñ Moustapha Diop nag geesu lal basangu ndeyken lay mooy présenté wu nag mais mag ñu am classe ñoo nekk ci ginnaawam ànd ak seen njaboot jàppale ko ci lépp nag ak fépp nag ku ko weddi ba la yàlla fay ak yàlla la yàlla fay avec ngay daaro fal ma jigéen du mbes indi war ëmbooj fal ganjool rek añu doon dëgg la salaamaaleykum li ma bëggoon wax yëpp sama yaay wax na ko sama rakk ji kenn amul fayam bi ma nekkee si jafe-jafe man namu ma dara lu nekk lay indi lu nekk la may defal bëggul ñu xiif bëggul ñu mbaar waaw
maa ngi koy ñaanal yàlla falam gu gudd ba njaboot di ko aw waaw ndax dama ko gàtt ak ajaaje salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant parce que maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen masawu coono damay forcer pour wax mais instant yi mënatuma wax mais damay jéem parce que voilà donc on a compris donc loolu moom xam naa ni ñun ñëpp xam nañ waajur ni merci donc baal nañ la kàddu gi baal nañ la ko ci xol bu sedd. vraiment sa coordinateur dama la koy ñaan parce que lii dafa rëy ci man ndax kàddu gii mu jël jox ma ko mënoon na ko bañ a def waaye nag cër bii nga ma cërale kontaan naa ci te nii ngay def toujours noonu ngay def ci koñ bi Mountaga Ba sënamtuloo dara coordination bii la coordinateur Laxbous Diakhaté jox réccuwu ko de ndax moom réccuwul ministre maire Moustapha Diop li mu ko fi teg waaye yow te moom tamit réccuwul yow li nga fi ne parce que montagne dangaa ñëw dolli ko yow Mountaga Ba dangaa ñëw boole ñëpp àndoo nekk benn lu xew yaa nga ca sol na joor nga ca yaa ngay nemmeeku nit ñi yaa ngay xool nit ñi kon Mountaga loolu même su ma joxoon parole loolu boo jëlee parole boo paree dinaa ko wax parce que man damaa dëggu may ñëw na di nuyu suñu coordinateur Laxbous Diakhaté may ñëw nag di nuyu di sant suñu coordinateur gannaaw ba ma ko nuyoo Laxbous Diakhaté ndax moom macha allah yan bi ko ministre maire jox Moustapha Diop jox yanu na ko ànd ko suñu responsable des femmes bu ñaawul bii Mariam Yes Ba depuis ay mois laa wax noppaluwu leen yéen a ngi ci terrain bi di dox guddi di dox bëccëg lépp ndax lii ngeen bëggoon tey macha allah presque Louga mokk na ministre maire Moustapha Diop ma di la ko xamal fépp foo xam ne say nit neen fa taxaw nañ fa liggéey nañ fa ndeyken nag mi ngi gërëm Jibi Diallo ak Mountaga Ba mi ngi leen di gërëm di leen sant Fandiaye F maa ngi lay gërëm ndax yow dama ni la yow yaa yor puso di ko ñaw fii ci montagne képp koo xam ne rek loolu mooy dëgg liggéey bi mi ngi foofit ndax bëri na ñoo xam ne am nañu dentité te seen dentité mën tawate maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp am waxal lii moom ci war a ñàkk gànneel moom su demee ba jël parole rek gànneel mënoon naa la bàyyi ak parole bi rek salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi coordonnateur Laxbous Diakhaté su ma ko nuyoo rek nuyu naa délégation yi góor yi ci nekk ñëpp di nuyu nag responsable des femmes Mariam Yes Ba su ma ko nuyoo nuyu naa jigéen ñi nekk ci délégation bi yëpp di beral nuyoo docteur Thioro Ndiaye Diongu di nuyu képp koo xamante ni si yaa ngi fii toog maa ngi lay nuyu di la sant di wax maa ngi ànd ak Aïssatou ak Gànneel mais nag di sant di gërëm grand Mountaga parce que grand Mountaga dañ ko sargale bés bi mu delloowaat ko Jibi Diallo loolu dafay wane ni rek kóllëre gi nga xamante ni si moo nekk seen diggante nit ñi di ko laamu-laamee lu dëgg la ci yow ndax lu doon ne sargal ak ñun nit ku ñuul niñ ko jëlee ak niñ ko màggalee ñu ne yow lan lañ sargal nga jël delloo ko Jibi Diallo yàlla bu seytaane am ci yéen yoon di wax tam maa ngi gërëm tam borom basang bi ndey kenn am nga lu jafe nag am sa wayjur mu toog fii ñaanal la man jëng de sama wayjur doon dund ba heure bii su ma delloo dinaa changé waat doxalin parce que lii lu jafe la di wax nag illa ji mooy lan ministre maire Moustapha Diop di maire di kenn ci Louga ñëw nag changé xar-xaru Louga xam nga dañ ne lu ne fàng kenn du ko jeex ministre dafa ñëw tàllal tali bi tal lamp yi pavé dëkk bi hôpital yi fii ba ñëw na ubbeeku ministre moo ko bi ñun suñu poste de santé Touba Seras ñu bëri jaar nañ si mënuñu ko tij ministre maire moo ko ndox ma nekkoon Touba Seras ñun bu école daan tij dañ daan wax élève bu nekk dañuy benn saako jël pour ñu sol ko wóolale ko ndox mi ndax bu nawet jotee bu tawee ba pare rek ndox mi day fa suñu kër
Moustapha Diop moo ko dindi ba léegi boo fa jaaree mën nga faa xala kon jaaraamaa ministre maire Moustapha Diop di wax ne Moustapha Diop moo ko xam yàlla na ko yàlla defal defe naa ne nag léegi kenn doxatu ndax li tax ñu dajaloo fii mooy lan ma dëgg jaamo yaa ma seede ma way sama ministre bi Diop Moustapha Diop bu njëkkoon foo jaar ak dugal fee daf laa ni la foo jëm indi li nga aussi quoi parce que dama doon wax diggante yow aji fu ma mujjee rek mën nañ fa toog ba doyal en général yow daan nga gis fu ma daan dem fu mu mujjee rek on restait là-bas jusqu'à x heures mais sant yàlla fii am nañ fi wàll mu bokk montagne ma dëkk montagne ñi ñëpp tamit nekk say nit ñu ñëw assister fekke lii Ndeye Kane Dieye di toj basangam loolu day wane ne rek jigéen ñi wóolu nañ ko dox na la tamit lu rafet si basang ba jubal na ko ba nga xam ne tey ji osé na devant les responsables de montagne mun leen seen xaalis nga nii la toll kenn ku ne li nga ma dénkoon ma ngi nii ça c'est une fierté donc dama lay encourager Ndeye Kane Dieye bu baax a baax ci loolu. beneen bi c'est la distinction ba nga defal sunu waay parce que du ma ne Djiby sama xarit la xaritu ñi fi nekk ñëpp la waaye ñëpp la donc dama ko jël rek man téye ko Tafa Diop dong du ko téye am nga si wàll kii am si wàll kii am si wàll ñun ñëpp. donc boo ko defalee cette distinction là ñun dañ ciy kontaan ça nous va droit au cœur surtout nag le marabout bi nga def ci biir encore nga xam ne Djiby am na wàll si famille boobu encore donc kooku je tiens à te remercier c'est bien inspiré encore il sera content et nous sommes déjà contents su ma jógee si loolu il y a un jeune qui a déjà pris la parole qui a dit que Tafa Diop daf ma ko recommandé effectivement man tam dama koy saluer yow xam nga si dara la dernière fois parce que bëggoon na def dara loo xam ne xëy na du la doon neex du ma neex wala ku ko gisoon du la neex mais bu ma waxee moom il a accepté ñëw nangoot ànd ba Tafa Diop gis ko waxtaan ak moom vraiment je le salue et mu war a nekk exemple tamit royukaay vraiment je te remercie Jules par rapport à ce comportement là beneen bi voilà merci beneen bi ñu war a dem nag maintenant élection on termine des phases première phase bi mooy doon dem ci comité yi di leen jox 300 000 di leen xamal ne exactement Tafa Diop dana leen jox benn matériel plus les financements ñu njëkkoon commencé jot nañ muy montagne leur matériel financement bi mu ngi ñëw parce que la femme est à Dakar comment elle s'appelle encore Arab elle viendra Inch'Allah on est en train de finaliser tout et vous allez recevoir c'était la première phase deuxième phase bi ñu ngi terminer première phase mais ñu ngi deuxième phase di assister si wàllu basang wax naa ko Marimias Bak man mënoon naa bañ a sax def délégation di dem parce que domaine jigéen ñi la ñoom ñooy toj seen basang dafa rafet rek ñoom ñu nuy invité ma ñëw di assister ay toju basang mais man si comité bi rek en général laa waroon doxee ci kaw mais nag di leen sant bu baax a baax noonu ñu may invité may fekkee ñuy waxtaan dafa tombeek nag ñu war a dem élection ñu koy soxla mu nuy permettre ba ngeen je vous en prie mu nuy permettre ñuy animer un peu le parti léegi dama tolloon si benn phase ñu ngi dem beneen phase nag parce que ku comprendre nuy doxee je vous dis que danañ dem benn période kenn du xam luy xew si parti bi ñu ni neen la ñoo nekk fii ñun APR quand Tafa Diop ñun ak Tafa Diop ñooy dox lii ñu ngi si phase basang le 26 dana commencé inscription yi avant le 26 maa ngi wax Maxtaar na ma defal benn planification naka la ñuy rencontrer tous les responsables xamal leen commission mbéy di toog lan mooy liggéeyam ak kuy inscrire lan leen ngay def donc on va informer tout le monde par rapport à ça parce que ñëpp xëjunu si saalu mairie ba mais dañuy xool ñu regrouper gars yi ñi dans les quartiers ñu wax leen exactement c'est quoi bu ko defee gars yi dem mun a defi seen liggéey en attendant campagne de proximité bis buñ si yeggee si campagne bi du dem rek wax nit wooteel ma da ngay ñëw ne ko Tafa Diop bu mu nekkee maire en 2014 ba fii nga dëkkee lii la fi def lu ko jege concret enseignement concret bu dëkkee montagne nga ne ko pavage baa ngi fi tali baa ngi fi lampe yaa ngi fi bu dëkkee sanc ba lu mu def sanc ba nga tuddal ko maire ba tuddal ko pa ba ainsi de suite
parce que doo dugg rek doonoo weesu ñëw ne maire dañuy xëccoo maire bi suñu sañoon nga may ñu sa carte non non xamal ko ki ngeen di xëccool lii la fi liggéey looloo ko mën a convaincre et ça c'est un programme bi nga xam ne la commission scientifique bu ñuy teg après ñoom ñoo ñu koy dérouler bu nga xam ne bu demee dans chaque quartier danañ xam exactement duñ fa war a def beneen bi fii ak octobre ou bien au plus tard octobre la grande coalition de Benno Bokk Yaakaar dana nekk en place parce que Tafa Diop c'est le coordinateur de l'APR mais c'est le coordinateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que retenez ce que je vous dis sans APR il n'y a pas de Benno Bokk Yaakaar boo jëloon parti yépp dajale leen ñu nekk feetu APR bokk si loolu tuddul Benno Bokk Yaakaar pour mu nekk Benno Bokk Yaakaar il faut que APR nekk APR Tafa Diop ko yore Tafa Diop c'est le coordinateur de l'APR c'est lui le coordinateur de Benno Bokk Yaakaar c'est lui qui va convoquer la grande coalition loolu nag bu xasee ba jóg taxaw nag c'est la ligne droite vers les élections c'est-à-dire il faut que ngeen di ànd di fekkee di jàpp di comprendre parce que loolu bu xasee bu jóg ay yeneen nit danañ ñëw di toogi présidium pour du ngeen comprendreul mën ngeen retirer wu rek daal di bàyyi wala daal di gedd ne ñii dañoo favoriser ay nit yu bees alors que c'est pas comme ça je vous donne dans ce quartier là un exemple su ma jëlee quartier bii bu fekkee doonoo dem ak 3 ou 4 partis ou 5 partis ak i mouvement bu mu mot 10 bu rencontre amee ñooñu jiitee mouvement yeeg parti ñoom ñooy toog si kanam yow mu yàggoon a ñëw réunion boo gisee ñooñu bu fekkee comprendre da nga naan non non li mënta nekk ñii bokkuñu fi liggéeyum dara ñu bàyyi ba tey ñu leen di favoriser di leen teg si kanam ñu ñuy teg si ginnaaw mais nan xam ne coalition la war a dem c'est parce que c'est le président qui a dit que nous serons en coalition il a répété 2 fois à Kaffrine il a dit à Matam aussi il a dit donc Moussa Diop ne peut pas faire autre chose et aucun membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar ne peut pas faire aussi autre chose nous tous nous serons dans les rangs mais aussi nous allons sauver nos intérêts nous sommes majoritaires et nous allons garder cette majorité dans la coalition et participer à l'État. Di leen sant di leen gërëm di leen remercier di leen baalu ak baal naa leen merci.